Dans le cadre de la mise en œuvre du plan Orsec, le gouverneur de Dakar ànd si ak préfet Dakar, Rufisque, Pikine ak Guédiawaye ak le maire de Patte d'Oie, chef brigade régionale d'hygiène ak ONAS ngir amal lancement opération bii di Findi ca parking du stade Léopold Sédar Senghor. ñu amaloon fa ay kàddu yu am solo ñu déglu leen ci micro Thierno Kane. sant yàlla bu baax a baax tey jii dañu dajaloo fii pour lancer li nga xam ne tey moom la ñu bëgg a mobiliser dans le cadre de l'opération Fendi mooy ci plan Orsec bi. plan Orsec bi déclenché nañ ko ñu ngi ci liggéey boobu ba léegi mais tey jii dafa am des moyens supplémentaires yi nga xam ni nguur gi teg na ko suñu loxo ki nga xam ni mooy président di njiitu réew mi joxe instruction ministre de l'intérieur mu jox ñu ko ñu war a commencer liggéey bi tey. léegi li nga xam ni moom la ñuy indi tey mooy déjà dañuy renforcer des capacités de pompage ñi ngi pomper ak waa sapeur pompier di xëcc ndox bi di ko sànni waaye dafa am roq ak roqaan yi nga xam ni camion hydrocureur xëy na moom moo fa mën a egg camion yooyu la ñu ñëwoon tey indi ko pour ñu tàmbali liggéey bi. en plus de ces camions hydrocureurs am na ay camions yi nga xam ne ay engins lourds la ay tractopelles ay benn yoo nga xam ne également dina renforcer le dispositif gisul leen ko parce que xëy na taw bi moo perturbé notre programme ñooñu bu ñu tàmbalee liggéey am na ay moto pompe yi nga xam ni procédure d'acquisition bi mi ngi en cours bu sottee ministère de l'intérieur dana ko teg suñu loxo ñu dugal ko ci gox yi et buñ koy joxee du ñu fàtte ñi nga xam ne ñoom ñooy volontaires yi nga xam ni ñoom ñoo ñuy jàppale muy volontaires yi nga xam ni ñooy xeex inondation mais également volontaire de la Croix-Rouge ak OCB yi nekk ci quartier yi te tey jii ñëpp taxaw pour liggéeyal askan bi donc ku ci nekk danañ jéem a xool ni ñu la jàppale. loolu en plus de volet bi nga xam ne renforcement capacité sapeur pompier la en tuyau ak en motopompe. li ci topp mooy bu ñu pompé ba noppi service d'hygiène gis ngeen seen éléments yi ñu ngi taxaw ñoom bu soobee yàlla. yokk nañu seeni produits pour que ñuy def ay opération de saupoudrage Dakar yëpp nag du ñu wax gox bi bay mais Dakar yëpp la ñuy saupoudrer ca loolu dana commencer incha allah dès tey ji parce que poudre bi ak li muy àndal am nañ ko ba noppi produit bi taxaw na yemb na ca incha allah dinañ tàmbali liggéey bi. volet santé bi am na lu nga xam ni dañ koy jagleel les postes ak les centres de santé loolu xëy na sax à part la. parce que wax nañu ca am nañ ko que poste de santé bu nekk ak centre de santé bu nekk dinañ jël benn enveloppe bu toll ci 1 million bu nga xam ni danañ lañ ko jëndale ay médicaments pour jàppale leen ndax ñëpp xam nañ dégâts yi nga xam ni ndox bi def na ko foofu. donc amul ku yàqule ñëpp la ñuy jox donc mu nekk 160 su ma jumul donc mu nekk 160 millions enveloppe bu nga xam ni à part la bu ñuy jagleel structure de santé yi bu ñu jógee ci loolu. yëg ngeen yëpp cash transfert yi tàmbali na depuis alxamis defe naa ministre bi lancé na ko loolu itam dafay continuer mi ngi wëy parce que foo dem ci Dakar ak ci Sénégal yëpp liggéey recensement bi mi ngi continuer et bu ñu defee enquête bi xam ni kii yelloo na ko ñu jox ko 100 000 francs wala 200 000 francs en fonction du degré de sinistre. leneen li mooy sinistre yooyu seen bopp. ñi nga xam ne ñi ngi woon ci ndox bi dañ leen di génne foofu dugal leen ci ay site de relogement temporaire benn ci site bi mi ngi Jaxaay beneen ci site bi mi ngi Kër Massar defe naa keroog sax fa lañ defee lancement cash transfert bi famille yooyu ñu yóbbu foofu bu ñu ñëwee dañ leen dugal ci ay tentes yu nga xam ne installé nañ ko avec l'aide de la protection civile ak Croix-Rouge def fa ay matelas yu tëdd indi fa ay ventilateur parce que tente yi léeg-léeg dafay tàng indi fa ndox indi fa courant indi fa ay toilettes mobiles bu loolu weesoo itam ñu jàppale leen ci wàllu restauration donc muy ndekki muy añ muy reer donc ñu koy assurer pendant un certain temps bu nga xam ne jàpp nañ bu ñu fa eggee xëy na dinañ mën a dellu seen kër yi. bu ñu jugee ci wàllu boobit ca foofa noonu ñu nekk. def nañ fa poste médical avancé def nañ fa poste gendarmerie bu nga xam ni dafay nekk 24 heures sur 24 pour veiller sur leur sécurité. yembe dinañ ko jël jox ko préfet yi ak sous préfet yi ñu ànd ceeg maire yi comme ça képp nga xam ne mën nañ la ci jàppale it ñu jàppale la. du ñu régler problème yëpp
waaye lii ñuy def ni ci ndigalu njiitu réew bi pour que askan bi xam ni seen état seen administration mi ngi seen wet bu ñu jaaxlee bu ñu gestoo dañ leen gis seen wet donc loolu lañ doon lancé tey jii di xamal ñëpp ni bu ñu jógee fii dinañ dem su ngeen bëggee ñu ànd ngeen xool lii ma leen di wax ci site de recasement bi yemb na wala yembul bu ko defee ngeen mën a. bu ñu fekkee ni tey jii affaire wàllu hydrocureur yi wàllu engin yi wàllu matelas yeeg yooyu mën nañu wax ni enveloppe bi ngi toll ci ay 300 millions jëm 350 mais en plus de cela wax naa leen léegi am na ay médicaments yu nga xam ni dañ koy jënd donc au niveau de PNA lañ koy commandé loolu toll na ci ay 160 millions yu nga xam ne également day dem directement ci askan bi parce que bu ñu ko joxee centre santé yi poste santé yi jàpp nañ ni jox nañ ko askan bi. te it mën naa yokk dañuy tàmbali mais enveloppe bi mën na gën a ëpp loolu en fonction de réalité terrain bi en fonction de évolution taw bi parce que gis ngeen tey ji ñoo ngi dem di pomper ji waaye gis ngeen ni mi ngi taw donc ça veut dire que ni prévision la prévision yu nga xam ni xëy na li koy dicter évolution bi mooy comportement terrain bi. fii ci région bu Dakar ñi nga xam ni bind nañu seen tur recensé leen ñu def déclaration de sinistre toll na ci juróom-ñaari junni yu teg ñetti téeméer maanaam 7300 mais nañ def ndànk ci chiffre boobu parce que mën nga jël chiffre boobu mu nekk déclaration mais nga dugg ci benn kër fekk na yem na ñett ñu nga xam ni def nañ déclaration donc cela veut dire que ñoom yàqule nañu waaye kër ga ñun la ñuy comptabiliser. léegi nag pour am une idée exacte stabiliser ko am na des enquêteurs yu nga xam ni ñoom bu ñu leen joxee liste bi dañuy dem fekki borom kër yooyu bu ñu xoolee nag ñu def li ñuy wax ñu def toilettage fichier bi exactement ñi nga xam ne tey ñoom la ñu war a jox cash transfert yi ñaata la ñu toll mais daal li ñu jot comme déclaration moom toll na ci 7358. Kër Massar nag moom du bokk ak yeneen yi parce que moo ëpp sinistré parce que ndox ba fa la gën a bëree ndax boo demee unité 3 ndox baa nga fa ba léegi bien que entre keroog ak léegi évolué na tane na donc pour Kër Massar déjà bu ngeen demee di ngeen fekk 5 établissements jàpp 6 yu nga xam ni sapeur pompier ànd na ko ak ONAS ñu def ko fa donc di pomper 24 heures sur 24 keroog bi président demee gis ngeen ñii ni ko ndox bi wàññeeku na de su ma jumul 25 centimètres hauteur bi ca boobu ak léegi itam xam naa ne yeneen am na leen lu ci yokk. alors DG ONAS wax na ma démb ni mi ngi étudier nu muy defee beneen établissement bu nga xam ni dañ koy gas dugal ko pour gën a yokk capacité yi donc Kër Massar moom traitement spécial la te dégg ngeen président wax na ni bu ñu paree ci loola dinañu fa indi projet bi nga xam ne mooy projet de gestion des eaux pluviales phase 2 bi bu ko defee mu tàmbalee foofu comme ça déwén yaakaar nañ ni xëy na lii du fa am incha allah. opération fin bi ci suñu prévision ñi ngi koy entre 10 jours ba 15 jours 10 jours yi moom daanaka taxaw na 15 jours yi nag moom la ñuy xool bu fekkee bu ñu demee tuuti ba xam nan lay demee parce que nañ bu ñu fàtte itam am na beneen problème buy ñëw suñu kanam mooy bu ñu tollee ci ouverture des classes généralement écoles yi dafay am ndox donc du ñàkk itam ñu sóoraale ouverture des classes. et dernière chose moo fàtte wax léegi mooy que package bi itam am na ay camion sable suuf su nga xam ni dañ koy jënd ñoom itam indi ko fu ñu war a remblayer fu ñu war a defaraat ñu mën fa def suuf bu ko defee nit ñi mën fa jaar en toute sécurité. waaw dañu tànn fii parce que fii moom la ñu gis ni moo yaatu ba camions yi mën a nekk fii mais mënoon nañ ko lancer Kër Massar mënoon nañ ko feneen mais malheureusement foofu xëy na espace bi ñu am fii duñ ko mën a am foofu ndax li ngeen gis ni am na yu waroon ñëwul. donc lii échantillon kese la mën nañu wax donc bu lépp ñëwoon xëy na dina gën a kii déjà auto service bi nekk suñu gannaaw noonu donc fii espace bi la rek ñëpp dinañ wax ni Dakar xëy na amul problème yi banlieue bi am mais lii lancement la rek gis ngeen préfet Guédiawaye bi nu sama gannaaw moom buy dem day yóbbaale déjà ay camion damay tàmbali liggéey bi incha allah. bien sûr loolu kay du am problème parce que camion bu ñu jël dañ nañ koy jël ci base bu benn jour par exemple di nga def temps de voyage. alors ñooñu bu ñu jëlee camion bi jox ko préfet mu jox ko ki nga xam ni moo ko war a jëriñoo ca gox ba kooku mooy def pointage am donc bu ñëwee bu duyee dem ñëwaat mu pointel ko ba nga xam ni nombre de voyages yi mët na ñu soog ko bàyyi mu dem. ñenn ñi dañ koy bañ di wax léeg-léeg parce que kenn bëggul ñu wax sa salaire yéen bu ñu leen laajoon seen salaire dañ ko wax mais en tout cas globalement
mën nañu wax ni entre pompage bi ak carrossabilité bi ak yu ndaw yeeg yooyu xëy na dina toll ci ay 350 millions. Maintenant en plus de ça du ñàkk également lu nga xam ni day dem directement nag ci askan bi mooy wax naa ko léegi ay wàllu kii nu mu tuddati ay médicaments ak yooyu ñëw yokku ci. Donc vraiment opération bi daal am nañ ci yaakaar ca li may wax askan bi mooy lii ñu def nii mais bu doyul rek kilifa yi dañu jël disposition pour dolli ko incha allah. ñu ngi fi ñëw ci wàllu commune Patte d'Oie dalal kilifa yi nga xam ne ñoo fi doon ñëw pour lancer opération Fendi. Opération Fendi nag dara waralu ko lu dul bu jàpp nañ ne bu fekk taw dafa am ba nit ñi loru ci il faut ñu dégager ndox mi fi nga xam ne foofu la ñu nekk loolu mooy kii bi. alors bu loolu weesoo aussi di rafetlu bu baax a baax moyens yi déployé di wax ne déployé nañ ko ñun collectivités territoriales yi dinañu ànd ak état bi pour évaluer pour xool ban impact lay def mais dañu ne xoddeeku balaay lakkle dañu ne tey jii bu ñu jëlee ci situation bi état bi war na mën a am ay mesures yoo xam ne war na ko jël ci wàllu attribution sur le plan domanial pour que lépp loo xam ne dañ koy jox muy suuf pour que lépp loo xam ne dañ koy jox muy fu dëkkuwaay wala tool ñu mën a woo collectivité territoriale bi nga xam ne moo nekkee ci côté yooyu pour laaj ko foofu ndax yoonu ndox la wala du yoonu ndox ndax foofu dina mën a tax sax aussi bu fekkee dañuy liggéey ak ay promoteurs privés wala ay promoteurs yoo xam ne ci état bi lañ jóge ñun ñu mën a saytu xool ndax branchement yi nga xam ne war nañ ko def ci assainissement branchement yi nga xam ne war nañ ko def ci wàllu ndox wàllu courant wàllu sécurité ndax def nañ ko wala defuñu ko au moins caution boobu ñu mën ko apporter population bi ndax population yi ñëpp xam nañu ne assainissement du compétence transférée mais tey jii assainissement dafa am transversalité ak cadre de vie donc kenn mënu la def dara te amuloo assainissement cadre de vie bu baax te population yi bu ñu loo rëggee rek dañuy dem ci collectivité territoriale yi donc moo tax may invité vraiment état bi ñu gën a regardant ci loolu di wax ne nag li ñu def nii wax dëgg yàlla lu am solo la parce que lépp loo xam ne jëm na ci askan bi ñun li ñuy def mooy dañ koy rafetlu di wax nag ne bu luy weesoo nañu toogaat bu baax a baax xool dans la collaboration avec les services de l'État collectivités territoriales yi naka la ñu mën a jouer seen partition jouer fa seen rôle bu baax a baax. non ndimbal moom buy ñëw lu ñu mën a def pour que souffrance population yi wàññeeku nañ ko def. ñu départ jëmale camion yooyu ci département de Dakar te itam amal ab visite ci ñu ñàkk seen kër ndax mbënn mi fële ca Keur Massar ak ca Jaxaay mu nekkoon ay kàddu ñu fa jëlee Thierno Kane Leral TV.